ASID TV, la chaîne des patriotes. moo waxee jàpp sax damay wax ñu kidnappé ñu donc parce que bi ñu jàppee ñenn ñi dans la violence du ñëpp am na ñoom dañ leen jàpp maltraité leen ñenn ñuy dóor leen ñenn ñuy nangu seen xaalis ñenn ñu nangu seen i portable ba vers 19h ñu yóbbu ñu fa la ñuy wax brigade foire bi ñu yóbboo brigade foire également am na ñu fa fekk nañ fa fekkee déjà te nga xam ne sax duñu ay manifestants dañ leen fekk ñu simmi leen ñu sol ay caleçon ñu tëdd ci karo bi donc mu nekk dans des conditions extrêmement difficiles ñañ fa fekk di ay sénégalais mais di ay jeunes yoo xam ne peut-être juum nañ mais conditions yi ñu leen def du condition xam ne rabu àll sax war nañ ko def. yow bañ lay teg loxo yow ak Amadou Ba lañ jàppandoo n'est-ce pas. Amadou Ba lañ njëkk a jàpp. après man ci lañ ma jàppee. bi ñu jàppee Amadou Ba après man ci lañ ma jàppee. ci période bu nga xam ne on s'apprêtait à rentrer parce que dañu dégg ci médias yi ñu bind ne. gars yi recours bi ñu defoon recours bi jàll na. te médias yu bëri jàll nañ ko ñu ne recours bi jàll nañ ko. kon yéen fake news bi gars yi génne woon loolu moo leen. fake news bi moom piège boobu si ngeen duggaale. ci lañ duggaale ñu daal di dem. pour manifester. effectivement parce que jàpp nañ ni c'est un droit du luñ lay may. c'est juste une information qu'on devait donner. Et c'est cette information là qu'on a relayée dans la presse. moo tax bu jeunes yu bëree bëri dem di manifester. parce que dañu waxoon ne la manifestation était autorisée. voilà. donc bi ñu jàppee également dans ces conditions lu nga xam ne man bi ñu may jàpp j'étais presque seul. mais ñu ñëw teg la loxo parce que dañu ne tu es suspect. tu es suspect par rapport à quoi ñu ne ma c'est toi qui donnes les informations. loolu la lay wax da ngay joxe information parce que ku wéet dañ koy bañ. ku yor portable lañ koy bañ finalement tu te dis ci ban réew lañ nekk réew moo xam ne amuloo droit nekk fenn. amuloo droit yor sa portable amuloo droit def dara loolu je pense que àndul ak démocratie loolu tey jàpp nañ ni dafay nasaxal suñu démocratie mais dafay ñaawal également deru Sénégal ci bitim réew. bon yéen bu ñu leen jàppee dañ leen téye brigade foire. après doo leen bi ñu jàppee condition de détention ci biir oto bi. moo gënoon metti oto boo xam ne ay. avant ñu leen yóbbu foire. waaw ci biir foire oto bi nga xam ne moom la ñu mettoon. waaw oto bi am na ay weñ oto bi am na ay bagages ci biir mais on vous demande ngeen entassé wu ci biir toog ci suuf ci saleté bu nga xam ne ci biir oto bi mais bu ñu dóoree lacrymogène ñoom ñu ngi takk seen i gaz lacrymogène yu saf-sap mu duggaat leen lacrymogène di ñëwaat ci biir oto bi seen yoon nekku ci bu ñu duggee di foncer tali bu baax ak tali bu bon nañ ci yemale. xamuñu ndax feebar nga wàll feebar parce que y avait des asthmatiques parmi nous y avait des asthmatiques. ñu dugg gaz lacrymogène yi di duggaat ci biir oto bi c'était extrêmement difficile yenn xale yi également mënate ñenn ñi mënate leen ba mënat bi serré ci seen i loxo mu nekkoon ay conditions yu difficile. xale yooyu yéen a àndoon. ñun ñoo àndoon ñun ñëpp am na ci ñoo xam ne bi ñu ñëwee foofu le lendemain lañ leen libéré parce que c'est des gosses qui avaient entre 16 17 ans. kenn amu ci 18 ans. ñoom donc bu ñu demee autrement présenté leen juge bi ñooñu dañ leen a après dañ leen a bàyyi ñu ñibbi quoi ay xale lañ. ay ils sont des mineurs. et des gosses qui avaient à peine 18 ans. boo leen xoolee nga xam ne ñi ay innocents lañ. ñu mettre leen dans ces conditions ñu déshumaniser leen ñu presque ñu won leen nu nga xam ne xale yi mosuñu ko woon xalaat ne lii dinañ ko gis. donc dans des conditions extrêmement difficiles. conditions yi métti yooyu nga xamante ne dund nga ko yow ak Amadou Ba. mun nga ñu si indil tuuti ban moo la si gën a marqué. waaw conditions yi c'est surtout pas si ñun parce que ñun on est préparé. dama jàpp ne soo jógee nga ne da ngay def politique. il vous faut nga préparer wu psychologiquement. parce que dama wax sànq ne dafa am loo xam ne c'est un héritage c'est une tradition ci patriote yu nekk ci àdduna yëpp. bépp patriote bépp sénégalais. war nga préparer wu ne bés dina ñëw ci booy défendre sa àq ak sa yelleef dinañ la tëj kaso dinañ la rey di nga dund dans la clandestinité ñenn ñi sax buñ leen nettalee am na ñoo xam ne dañoo avorté woon dans les prisons de Senghor. donc ñun tey li ñu def. dañu jàpp ne dañoo teg suñu tànk fi ko Mamadou Dia tegoon dañoo teg suñu tànk fi ko Cheikh Anta Diop tegoon teg suñu tànk fu ko Valdiodio Ndiaye tegoon. teg suñu tànk fu ko ñëpp ñi nga xam ne dañoo mës a taxaw xeexal Sénégal teg. ndax xeexuñu pour suñu bopp dañu xeex pour suñu réew xeex pour suñu démocratie xeex ngir koom mi nga xam ne moom mooy jóge ci réew mi koom moomu mën a delluwaat ci askan wi. donc loolu moo tax ñu génn bàyyi suñu liggéey parce que je rappelle je suis le directeur de cabinet du maire de Thiès. ñu bàyyi suñu liggéey bàyyi suñu lépp ay privilèges wàcc ci terrain bi jàmmarloo pour jéem fexe suñu démocratie mu avance. donc bu ñu bàyyee loolu c'est parce que am na lu ñu gëm. parce que am na lu ñu gëm donc voilà les conditions bi ñu yóbboo également li ma gën a marqué mooy bu ñu duggee au niveau de Rebeuss au niveau de la brigade de Foire. sur
benn dimension de 9 mètres carrés 3 mètres sur 3 mètres nga mën ci entasser ay nit 12 personnes yoo xam ne kenn mënul tëdd dañu mujj di lemu comme ay sardines ku ci nekk man ak Amadou Ba dañu mujj jóg taxaw pour may xale yi ñu tëdd. mu nekk des conditions difficiles ay xale yoo xam ne xamuñu ko mu metti lool. xale yi ñu fa fekk diggante 11h la leen jàpp ci suba. ñenn ñi 9h ci suba lekkuñu ba 11h ci guddi. bi ñu ñëwee ci la ñu commencé lekk ci la ñuy commencé ndox dañu doon gërëm nañu yéen nga bu ngeen ñëwuloon ñu dina metti seen yoon nekk ci nga gis ko xam ne mën na fa toog ñaari fan ñetti fan sanguwul. mu nekk dans des conditions extrêmement booy dem toilette sax mu nekk un besoin dañ naan la bu ma tëjee dootuma tëj. donc yooyu du ñu jàpp ne du policier yi du gendarme yi du kii mais c'est un système qui est là et ce système là c'est un système hérité de la colonisation boo xam ne daf lay jéem a brimer da lay jéem a détruire. mais xamuñu ne loolu dafay yokk nit ñi ngëm-ngëm daf leen gën a yokk dogu da leen gën a yokk Pastef. bon yéen bañ leen yóbbee fële nga xam ne Rebeuss te du foofu leen jàllale après yóbbu leen Rebeuss. bi ñu nekkee foofu vendredi. samedi dimanche lundi matin ñu ñëw fajar ndekki sax amul parce que ñi ñëwoon indi ndekki dañoo fekk ñu tëj lépp ñu jël ñu GIGN ñëw ak ay fetal def seen i kagul ñu mel na ñuy jouer film. ñu jël ñu mel ne ay criminels la ñuy jël si. booy seetaan fu ñuy déplacé wu les grands criminels dans les films. noonu la ñu def. xale yi am ñoo xam ne tiit leen ñu terroriser leen xale yi. ñu jël ñu yóbbu ñu bi ñu yóbbee bi ñu taxawee foofu automatiquement on s'est rendu compte que véritablement ñii dañu bëgg a tiital ñu gën a motiver les xale yi gën leen ñaax gën leen kii ñu am taxawaay donc loolu nag dafa am solo lool bi ñu taxawee. ñu ñëw ba foofu toog suba ba ngoon suba lañ fa ñëw 8h ñu toog fa ba. presque 22h 23h. Dans des conditions extrêmement difficiles. bu ñu ñëwee le juge bi nga xam ne moo fa ñëwoon daf ñuy notifier nan nga tudd Adama Diawara doomi diw ak diw juddu temps. tribunal lañ leen yóbbu tribunal lañ ñu yóbbu. tribunal ne donc lii lañ lay toppee nga jóg dem. amuloo droit wax ne lii loolu d'accord nga ko d'accord ñu jël la yoolu yóbbu la. donc plus de 100 personnes ñu jël leen noonu yóbbu leen Rebeuss. biñ ñu yóbboo Rebeuss également. ak suñuy mënat ñu yóbbuñu ñu téye ñu foofu condition boobu ba guddi gi lekkloo. ñu ñëw 11h lañ dugg Rebeuss ñu fuyee ñu ñenn ñu futti leen ba ñu set jël xool la ndax yor nañ dara wat ñu jël ñu doog ñoo dugal nag ku ci nekk ñu ventiler dans les chambres. mais li may wax chambre yi boo ci duggee li lay jaaxal mooy nombre bi nga xam ne moo nekkoon ci biir chambre bi. boo lay yónni ci chambre bi chaleur bi dégagé wu ci chambre bi xet gi dégagé wu ci chambre yi moom moo lay gën a marqué. mais kon yéen dafa mel ni yéen a ngi nekkoon ci chambre yi nga xamante ne moom la ñuy wax paquetage wala. waaw bi ñuy ñëwee ci paquetage la ñuy yóbbu. mu nekk chambre yu jafe. ña fa nekk am na ñoo xam ne dañ naan la def naa fi 3 ans am na ñoo xam ne def naa fi 2 ans am na ñoo xam ne def naa fi 1 an am na ñoo xam ne bi ñu ñëwee def nañ 1 mois mais koo ci gis am na ay picc koo ci gis mi ngi am ay difficultés donc des conditions difficiles dañ leen di entasser d'une façon bu nga xam ne da nga jàpp ne lii ay rabi àll sax ku leen ko def dañ la war a jàpp. rabi àll ku leen ko def dañ la war a jàpp. yow loolu da nga ko jot a dund yow foofu si biir. dama koo dund. mais est-ce que jot ngaa résister xaw a wax ak garde pénitentiaire yi. da nga dul sax gis garde parce que bu ñu xasee tëj buntu bi ñoom ñu ngi si biti. loolu dañ leen di tëj rek yéen a nekk seen biir. donc loolu mooy tax da ngay rafetlu yéwénal bi am ci biir parce que ku ci nekk dina yaatal dënnam yaatal xolam pour permettre ki ñëw mu mën a nekk dans les conditions mais les conditions étaient presque intenables. ndox jafe fa lool courant di coupé tàngaay bi metti lool saleté bi mbóot yi loolu yëpp nekk ci biir chambre yooyu. nga gis koo xam ne bu fa nekkee lekk bi nga xam ne moom la ñu fay joxe ku dank benn dank wala ñaari dank lekk ba jeex na. mu nekk lu méttee ndox mi également dañuy jël dina may kopp par kopp mu nekk lu jafe-jafe benn douche moo nekk ci la chambre 2 avec près de 150 personnes benn douche moo fa nekk boo sangoo balaa ngay sangowaat guddi gi yëpp doo nelaw ndax entassement mais également boo bëggee sango noonu ngay def. ñu xëyati suba teel pour ñu identifier ñu jël ñu yóbbu ñu nekk ci naaj bi pendant presque 3 heures de temps ñu nekk ci toog ci naaj bi boo jógee ñu ne la delluwaatal. ñu ñëw foofu également. Dans des conditions extrêmement difficiles nga toog di xaar donc conditions yooyu la moom moo am Rebeuss. bon ki nga xam ne muy Cheikh Abdou Bara Dolly dafa mel ni moom Rebeuss lañ ko yóbbu. mi ngi Rebeuss waaw moom jot ngeen gisante wala. waaw jot nañ ko man seen naa ko am na ñoo xam ne gisante nañ ñoo moom seen naa ko garde ànd ak moom muy dem chambre am. moom chambre am moom kese la wala paquetage. non chambre bu mag la nekk mais il paraît que les conditions sont améliorées. nekkul paquetage mais chambre yi xam ne. mais dañ doon wax ne moom paquetage la nekkoon. waaw am na ñu ne ma lu ma mën a kii am na ñu ne ma foofu la nekkoon
mais après lañ ko yóbbu ci yeneen chambre yoo xam ne chambre yu mag lañ mais paquetage bi xawoon nañ améliorer ses conditions. si yan conditions nga ko gisee moom. ba nga ko gisee physiquement ku serein est-ce que elle nekk na ku serein normal. sol yëre yu weex. mais di ak réegi boo ko gisee ak réegi loolu laa ko gisee muy ku ko xam ne il est déterminé loolu moom gis naa ko ci moom. incha allah waaw gis naa ko ci moom. voilà bon yéen foofu après bañ leen fa téye lañ leen indil tribunal jour bi ñu leen jugé. après dañu yóbbu ci yeneen chambre yi ñu fexe après am na ñoo xam ne dañ leen yóbbu ci yeneen chambre parce que chambre yi la mënul woon nekk chambre yooyu tamit bu ñu fa nekkee day gis chambre boo xam ne tollul nen mais 8 personnes 9 personnes nekk fa yooyu lañ naan moo tane. boo xam ne ku ci nekk bu ñu taxawee kenn mënul taxaw ñun ñëpp mënuñoo taxawandoo ci. yow foofu lañ la yóbbu après. après fa lañ yóbbu ñenn ci ñun. ñu yóbbu leen fa. mu nekk ay chambres yoo xam ne moo fa tane. waaye dans des conditions également très difficiles soo génnee tey 9h ba 11h suba ngay génnaat diggante 3h ak 5h. waaw dans des chambres également où li ñuy wax mbóot yeeg yëpp a nga fa. parce que tamit toilettes yeeg yëpp dafay communiquer mbóot yi di dugg ci toilette di génn ak yooyu mënuloo ci dara loolu moo fa am. voilà business aussi mu marqué ma lool mooy architecture u Rebeuss. dafa lay rappeler simplement l'époque coloniale mu nekk architecture bu nga xam ne presque da lay rappeler ce qui s'est passé à Gorée da lay rappeler ce qui se passe un peu partout pendant la colonisation brimade yi. néewal doole nit ku ñuul. jéem ko def rabu àll. loolu kese moo fa am ba léegi loolu moo fa am. ñu nekk fa lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ba lundi ñu ñuy doog a jugé. mais jugement bi nag laa bëgg nga ñëwal ñu ci tuuti bi ngeen janoog bés boobu juge bi ak procureur salle 4 la woon defe naa. waaw salle 4 la waaw yow la woon ak Déthié Fall. Amadou Ba ak ñeneen ñi fa nekk ñëpp ak Mame Diarra Fall ak les 83 jeunes yi ñu jàppoon. ñun ñëpp lañ boole woon. foofu laa bëgg nga indi ñu ci tuuti maanaam juge bi naka ngeen ko dundee bés boobu noonu jugement bi. waaw li may wax rek ñu ci bëree bëri amoon nañ njàqare ci xale yi. surtout parce que xamuñu loolu. ñenn ñi ñëwuñu woon pour manifester am na ñoo xam ne nag loolu moo leen indi woon sàmm seen àq ak seen yelleef moom moo leen fa indi woon. mais ñoom ñëpp sonn nañ boobu. parce que tamit conditions yi difficile na mais tabaski baa ngi jub si donc njàqare amoon nañ ñu ci bëree bëri waaye nag booba lañ ca nekk yëpp ñi ngi jéem a fexe di coordonner ñu jox leen ndox jox leen lekk jox leen lépp suñu les mbokk patriotes yi fu ñu mënti nekk ay nit yoo xam ne ñoom ñoo leen doon taxawu ci loolu. parce que mën nga fa nekk suba ba ngoon jot ñoom seen yoon nekkul mar nga maroo bëgg nga naan bëggul naan bëgg naa dem toilette c'est pas leur problème. ñu toog fa diggante 9h ba presque 2h du matin 2h30 du matin le jugement bi jeex. donc dans des conditions extrêmement difficiles mais mu nekkoon fu xat tëdd tàllal sa tànk sax da nga doon am problème bi. donc suba ba ngoon jot da ngay toog. suba ba ngoon nga da ngay toog xale yeeg mag ñeeg ñi njool ak ñu gàtt ak donc yooyu yëpp conditions difficiles yooyu ñoom ñoo fa amoon. donc loolu nag jàpp nañ ne c'est des conditions qui sont inhumaines doomu aadama kenn warulu ko vivre foofu notamment koo xam ne c'est un jeune c'est un patriote ñu nekk foofu. daje fa ak ñeneen également. mooy ñi nga xam ne jàpp nañ leen sur le terrorisme. ñu yàgg lool ci kaso bi ñu renvoyer seen jugement pour 5 mois après. renvoyé woon leen pour 5 parce que jour boobu lañ leen waroon a jugé waat encore mais ñu renvoyé pour les 5 mois mais nga lire si seen visage sérénité nga lire seen visage résistance mais nga lire si seen visage également mu nekk ñu nga xam ne ñu muñ lañ doon. donc loolu rek da lay gën a joxaat courage. gën la joxaat courage nga xam ne metti na lool waaye nag bu sa réew foog mu jaral la dara. ñu toog foofu di xeex ñu toog foofu di xaar ñu woo ñu benn par benn ku ci nekk présenté wu ku ci nekk ñu wax la lañ lay toppee ñu déglu après ñu woowaat ñu encore ku ci nekk ñëw ñu laaj la nga wax nan la jàppee fu la jàppee lan nga doon def et cetera ñu wax la ku ci nekk également nga défendre nga wax li nga xam ne moom moo la fa indi bu ñu paree ñu jox avocats yi. te di saluer également liggéeyu avocats yi ay nit yu nga xam ne suñu ñaari dërëm génn ci. plus de 20 avocats ñu ñoom pour défendre leur démocratie ñoom ñëpp ñu engagé wu pour défendre ñun ñëpp ñu défendre ci. ñu rafetlu également bi ñu ñëwee également procureur de la République mu toppee ñu lu nga xam ne moom ci boppam il avait du mal à justifier ça mu ne ñu daf ñuy toppee participation à une manifestation interdite. mu ne daf ñuy toppee yàq ay yëfi jàmbur. mais li nga xam ne dafa ànd ak nguur mu toppee ñu coups et blessures sur des policiers toppee ñu également ay faits divers donc mu nekk yu nga xam ne moom ci boppam il avait du mal
ba nga xam ne bi bu heure bu juge bi waxee bu ko laajee danaan ko awma lu ma ciy dolli awma lu ci may dolli toppeewu ma leen dara toppeewu ma dara donc mu nekkoon un dossier vide mais simplement un dossier politique où Macky Sall cherchait à faire peur dafa doon jéem a xoqatal da doon jéem a nasaxal ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw pour résister te malheureusement pour lui bañ fay dugg ñu bëri xamuñu kaso bañ fay dugg ñu bëri ragaloon nañ mais bañ fa duggee ba toog bay xool ne ay jeunes ñoo fa nekk xool ne ay ndaw ñoo fa nekk xool ne ay mag ñoo fa nekk ñoom ñëpp dañoo dalaat ñoom ñëpp dañoo amaat fit ñoom ñëpp dañoo amaat ndëgërlaay ba nga xam ne ku ci nekk ba muy génn dafa kontaan mais surtout li ci gën a am solo mooy ba ñuy dugg gars yi waxuñu woon mbiru ñu ci bëri bokkuñu woon Pastef mais bi ñu génn ñoom ñëpp dañoo jënd carte Pastef mais li ma ci gën a neex mooy ba ñu fañ ñu dugal ñañu nekkaloon ñoom ñëpp tey jël nañ carte Pastef ñu ci bëree bëri jënd nañ carte Pastef bon Adama bés boobu téye nañ leen fa ba 2h du matin ñu li nga xamante ne muy procès bi doog a jeex ñu seetal leen yéen ñëpp ne toppewuñu leen dara toppewuñu dara léegi yow loolu ban jàngat nga ci am ak tamit yan matukaay ngeen fas yéene jóg topp ko état Sénégal parce que maa ngi dégg kii Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mu ne dinañ porter plainte ki nga xamante ne muy état Sénégal ak procureur njàngat mi du lenn lu dul mbir mi nekkatul mbiru parti politique nekkatul mbiru élection nekkatul mbiru coalition mais mbiru sénégalais yëpp parce que ñun sénégalais yi kenn muccul ci li nga xam ne moom la suñu justice di doxee kenn muccul tey ci politique gu Macky Sall ndax ci lu ndaw mën na la jël yóbbu la kaso nga vivre conditions yu métti yooyu mais ñu violer également say àq ak say yelleef bu fekkee nit ki dafa wàcc ci liggéeyukaayam barabu liggéeyukaayam nga jàpp dugal ci biir kaso bi nit ki doon jàngi nga jàpp ko dugal ko nit ñi dañoo amoon examen le lundi ñooñu ñëpp raté nañ seen examen donc jàpp naa ne ñooñu ñëpp dañoo war a taxaw tey ñu def benn say ànd ak peuple sénégalais ñu porter plainte l'état du Sénégal ba nga xam ne état du Sénégal dootul am possibilité di jàpp nit ci lu nga xam ne jaarul ci yoon wala ku ñuy jàpp day fekk ku nga xam ne da nga def lu nga xam ne lu ne weng ñu jàpp la. surtout jàpp la ba pare teg la conditions yi métti xëy na la defoo dara pendant 12 jours. après bàyyi la toppewuñ la dara mu nekk lu ñaaw lu nga xam ne tey ñun lañ wax ne dañu manifester ëllëg nit jàpp nañ ko ci lu gën a tuuti loolu te ci biir kaso boo fa duggee da nga gis nit ñu nga xam ne ci yu ndaw a ndaw lañ leen jàppee fàtte leen foofu beneen bi nga xam ne moom laa bëgg di wax mooy tey le combat doit être porté par tous les Sénégalais combat pour ñu tëj lii di la prison de Rebeuss Rebeuss dañ ko war a tëj ndax Rebeuss ñun suñu démocratie mérité wul Rebeuss Macky Sall dañ koy ñaan mu tëj la prison de Rebeuss sinon bis dina ñëw moom ci bopp dina xam les difficultés qui sont à Rebeuss parce que ñoom bu ñu leen doon topp ci li ñuy def wallahi dañuy dee Rebeuss dañuy dee Rebeuss te ña fa nekk sonn nañ lool donte gar nañ seen ngor mais ñu sonn lañ fañ nekk dañ leen war a kii ay étudiants nga gis fa ay étudiants yoo xam ne fàtte nañ leen fa nga gis fa ay ñu xam ne ay borom kër lañ màggal nañ mais ñëpp ñu fàtte leen jugé guñ leen ñooñu dañ leen war a joxaat beneen chance dañ leen war a dimbali ñu revenir dans la société et ils sont prêts ay ñun ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ am lu nekk ñu fàtte leen fa loolu jàpp nañ ne lu ñu war a xoolaat la. jërëjëf Adama nga fàttali mbokk internet yi yow yaay kan ci carte Pastef. donc man maa ngi tudd Adama Diawara di coordonnateur adjoint départemental Pastef Thiès département di coordonnateur Pastef Thiès Est également mais également nekk directeur de cabinet de la mairie de Thiès ville bu docteur Babacar Diop. jërëjëf Tawfekh jaajëf. ASID TV, la chaîne des patriotes.